salaamaaleykum mbokk internet yi Ravane Info moo del si waat ci beneen émission di nuyu ku nekk nag turam ak santam di wax ni del si waat nañ tey nag ñi ngi am gan gu mag ci commune Gueule Tapée Fass Colobane ku ko xamul itam dégg nga ko mu nekk homme de terrain vraiment nekk macha allah koo xam ni daal su waxee di ngeen xam ni indil lañ leen gan kookan la tey nag salaamaaleykum dañ lay nuyu di laaj sa tur sa sant. jërëjëf Cheikh Diop maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte bu rëy ci ñëw gi ngeen ñëw fii fekk si ma fii ci Fass nga xamee ne kër la goo xam ne gi mën naa wax ne sama kër la ma ndax fi mooy kër ndey ji réewu Ndakaaru ndey ji réewu Ndakaaru nag dafa ku yàggoon ak kóllëre ak sama waajur la woon foofu ko sama waajur woon féete woon foofu la ma féete moom moo tax mu jël léppam këram ak njabootam yëpp boole ma ci ak njabootam ma rafet loolu nag dal gi ma nga xam ne dal naa leen ko fi man nag maa ngi tudd Cheikh Dieng dëkk Fass nekk ci commune Fass Colobane Gueule Tapée di yëngatu ci wàllu politique nag politique bi nag mën naa wax ne bi ma ko commencé yàgg na yàggul parce que 87 dëgg laa dugg ci politique bi ma ciy dugg nag maa ngi koy duggee ci jeunesse socialiste àndoon nag suñu benn yaay ju baax a baax mu nekkoon kenn ci ñun muy ajaratu maire Penda Diawara boobu nag ñu koy ñaanal yàlla suuf sedd ci kawam yàlla bàyyi fi njabootam ay at yu bare ndax lu ñu xam ci politique moo ñu ko xamal ndax temps boobu ñu ngi nekkoon ku ñuy wax naan suñu jigéenam bu ñuy wax Léna Fall Diagne Siga Sey Coulibaly ak ñoom Racine Ndiaye Ravane Info boobu ngeen tuddee seen site boobu kooku moo nekkoon suñu kilifa moo nekkoon suñu coordonnateur sous section këram xam nañ ko bu baax a baax moo ñu fa daan dalal lépp lu ñu daan def ci section sous section bi Fass Colobane Gueule Tapée ci këram nañ ko daan defee mooy Ravane boobu ngeen tuddee seen site bi. grand Cheikh fi nga jaar ndaw lu bëri bu ndaw lu fa jaar taqaban macha allah waaye dañu bëggoon nga nettali ñu sa diggante tuuti parce que déggoon nañ la ci Ousmane Ndoye foofu nga bokkoon nga jóge fa. léegi ñu ngi lay dégg ci Cheikh Omar Sy loolu lan moo ko waral. waaw xam nga Ousmane sama ànd ak moom dafa am fu lu ñu boole parce que ñun bi ñu xamee ne nekkoon dinañ ci biir parti socialiste dem ba yàlla def ñu àndoon nag Léna Fall Diagne Léna nekkoon ci dem France tukki bu yàgg a yàgg suspendroon ay activités yëpp ci wàllu politique foofu nag dama fi amoon lu ma fi xalaatoon maag samay rak ak samay dëkkandoo sama waxtaan ak ñoom ba créé benn mouvement bu ñu wax dogul liggéey Sénégal mouvement boobu nag ñu doon ci liggéey doon waajal élection 2008 far élection 2008 ñu poussé ko ba 2009 fekk Ousmane Ndoye ñëw am benn mouvement bu ñuy wax soqali gox bi ci biir ñaari mouvement yooyu nag ñu toog waxtaan bu jubóo mu nekk benn nag ñu ànd dem ci ay élection locales yi bi ñu demee ci élection locales yi yàlla dimbal nañu parce que booba PDS moo fi nekkoon Adama Ba nekkoon fii mu nekkoon ko ñu amoon fa taxawaay bu dëgër coalition Benno Siggil Sénégal daal di ñëw bi mu ñëwee nag booba ñoom Moustapha Niass ak ñoom Tanor rek ñoom Moussa Touré ñoom ñoo fi nekkoon ñu ànd ak ñoom jàmmaarloo ak ñoom dem ay élections yi yàlla def ñu génn 3e booba man maa nekkoon lépp lu nekkoon directeur de campagne am ñu continuer ne nag comme dem nañ élection jël 3e du ñu croiser les bras yàlla def nag ñuy dem di dem ba un certain temps Ousmane sax mujjoon na dem viré woon AFP mais finalement bi nga xamee ne 2014 ñëw na ak Khalifa Ababacar Sall te ña fa nekkoon ay conseil ñu amoon na ñoom ay relation yu yàgg na ci biir loolu nag la ñuy profité nag ci biir liste Khalifa Sall bi dugal ci Ousmane Ndoye nag mu nekk tête de liste ñun ñëpp ñu àndandoo Fass Colobane Gueule Tapée jóg ci taxawu Ndakaaru ñu ànd dem jël Ousmane Ndoye fal ko comme maire mais bi ñu ko falee comme maire tamit bi ñu demee ba ci kanam 1 an 2 ans bon mu commencé man du ma compte état finalement nag mu mujj viré directement nag APR bi mu viré directement APR nag bon ñun waxtaanuñ ci ak ñun tamit effectivement ñu croiser les bras rek mais ñi àndoon nag moom li ci ëppoon tamit dañoo def comme ni ma defoon dañoo toog moom tamit mu waroon wax ñi mais waxul ak nit ñi xëy na jàpp na ne APR ñoom ñoo yore appareil bi mu ànd ak ñoom am na ay relation ak Macky Sall bon relation yi kooku seen relation la à part mais bi ñuy dem ñun waxuñu dara mais il a fallu que ñu xool quelque temps muy jël waa APR yi coalition Benno Siggil Sénégal di ko remplacer ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon taxawu Ndakaaru ñu xool ba xam ne lii jëmul kër man lépp luy sumay activité politique ma sele ko toog defatuma dara finalement nag en 2019 nag suma mag
di suñu lépp di kenn koo xam ne ki Sénégal yëpp dañ ko xam muy président Pape Diop mu ne daal su amoon li ko gënal ci coalition Idy 2019 ñu dugal ci suñu loxo fekk boobu sama rakk Pape Fall interpellé na ma ne ma grand am na loo xam ne li ñu ngi koy dox ak koo xam ne kii non seulement que seen copain d'enfance la mais nag xale la mais nag ku bëgg a liggéey Fass la tamit ku am yéene ay Fass la daal di may expliquer kaaw Cheikh Omar mais nag déggoon naa nag Cheikh Omar parce que Cheikh Omar bi mu ñëwee ñu nommé ko conseil des quartiers déjà rek ma commencé gis ni muy liggéeyee ma apprécier ko te ci moom laa mës a gisee koo xam ne kii da nga nekk doomu quartier bi nekk conseil des quartiers bi am journal lu ñu naan journal Cheikh Omar am ko journal bi su ma juumul soit que par mois la wala par 2 semaines wala par 15 jours mais li mu jot a réaliser ak li mu nar ma xam ne kii daal vraiment ku ànd ak moom jàppale ko yàlla mën na def ak xale yi mu àndal mën ngeen a dem daal loolu bokk na ci ñuy booleeg Cheikh Omar ñu dem a dem ba yàlla def ñu du jëmmal élection yi ñoom Pape Fall ñu ñëw seet si ma mu ñëw def délégation ànd ak suma rakk président ASC bi daal ne ma grand daal suñu amoon li lu gën a daal fa nga nekkoon ak Cheikh Ousmane Ndoye topp ko di ko conseiller yoroon ay responsabilité ci moom Cheikh Omar pare na pour responsabilité yi mu teg ko si loxo ngeen ànd liggéey ma xool ko tamit jikkoom xam-xamam léppam bon doy ma daal moo tax ma ànd ak moom daal. grand politique dafa doy waar yaa mu gën a xam dañu dégg ni entre Cheikh Omar ak Yewwi Askan Wi ñu ngi waxtaan dem ba mu jàgg ñu dégg Cheikh Omar demal boppam loolu lan moo ko waral. waaw loolu Cheikh dama ci am kontaan trop am ci ak mbégte parce que Cheikh Omar dafa nekk nit koo xam ne nga nit bu fekkente ne da nga dëggu pour nga nekk fii di fi politique day xaw a metti te Cheikh Omar xale la mais dafa dëggu ndax Cheikh Omar dafa am loo xam ne jàppoon na ko ci biir Yewwi Askan Wi ndax dafa créé non seulement que moom bu mu waxtaanee ak moom sax boo waxtaanee Cheikh Omar dëgg da ngay xam ne Cheikh Omar li sos parti Bës Du Ñàkk ci membre fondateur yooyu ci loolu ci la bokk mais bi mu demee ba ci biir dafa créé benn mouvement ànd ak ay rakkam ak ay xaritam ak ay njaam ak ay jigéenam ñu sof li ñu naan mouvement GFC boobu nag non seulement que waxuma la waaxu mais da doon daw ndax non seulement que li nga xam ne yéene woon nañ ko askan ci biir loolu nag waaxu boobu mu doon waaxu nag bi mu ñëwee waxtaan nag koo xam ne kii nag ku rëy la ci Sénégal ku am taxawaay la ci Sénégal ku am gis-gis ci Sénégal la muy Khalifa Ababacar Sall Khalifa Ababacar Sall li ko booleeg Cheikh Omar dafa yaatu dafa bëri ñoom ñaar ñu ay kilifa wax yooyu nag moo tënkoon Cheikh Omar bu ñu waxee mu nañu daal moom su amoon li ko gënal nañu day dem ànd ak Khalifa Ababacar ci Yewwi Askan Wi pour ñu dem élection moom liggéey na ci lu yaatu nag waxtaan nag Khalifa Ababacar lu sore lu bari nag mais ñun ñi nga xam ne dañu nekk ay politiciens li ñu xam moom xamu ko bi ñu demee ba ci biir ak li nga xam ne ñu ngi koy dégg waa xalifa si di ko wax mu mel ni espèce di jéem a diaboliser nit te kooku ñuy diaboliser non seulement que doomu Fass la te kilifa la mais ku am xam-xam la mais ku teel la nag ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci gannaawam ñu naan lii fam na di jëm du fa neex parce que tamit bu dul dara tamit dañuy politique mais comme ñoom koo ci tooga rek mu naan Cheikh Omar du ñu jiite mais Cheikh Omar comme dafa amoon lu ko tënk danaan wax naan bàyyi leen rek comme man kilifa gi laay waxal rek man ma continuer di waxtaan ak kilifa gi ñu nangul ko nag parce que nit soo ko tànnee mu nekk sa leader nga tànn ko mu nekk sa candidat am na loo xam da nga ko koy nangul ñu nangul ko loolu mais bi mu demee ba ci biir tamit li ñu sentir mu koy sentir dafa am ngor gu toll ak audace gu toll ni wooñu ñu def benn délégation presque 5 à 6 personnes ñu dem kër ak Khalifa Ababacar Sall bi ñu toog nañoo Khalifa Sall 3 heures de temps kenn ku nekk jàkkaarloo ak Khalifa Sall wax ci Cheikh Omar mais wax ci situation Fass mais buñ fa jógee Khalifa am na lu mu ñu wax comme kilifa la wax nañu mais lam ñu wax tamit du dañ koy génn ci presse bi di wax daal mais bi ñu génn ñu évaluer li nga xam ne waxtaan nañ ci Khalifa Sall mais ñun suñu xel dalul ci loolu ñu ne ko nag ba feneen amee kenn sonnatul te Cheikh nag pare woon na par A ou B caution bi nga xamee ne moom la ñu waroon a déposer pour am ko muy 15 millions yi yor na ko ci poosam pendant 6 mois ku dem mu dem ku demul mu dem mais su amul li ko gënal ànd ak coalition ku amul li ko gënal ànd ak Khalifa Ababacar Sall bi nga xam ne non seulement que li leen boole dafa bari mais biñ demee ba ci biir nag ci jour boobu sax ba ñuy toog Khalifa Sall dañuy yóbbaale woon suñu ay invitation
pour xamal ne ko ne le 23 dañu war a def investir ñi nga xamee ne mooy Cheikh Oumar lu mësul am ci candidat bu ñu mas a fal Fass Colobane Gueule Tapée kenn ku ci nekk fal nañ la ba nga nekk maire mais mësoo woo mbooloo mi taxaw jigéen góor ak mag ak ndaw ñu ne dañ lay investir même Cheikh Oumar moo ko fi mas a am ñu ne comme kilifa nga ci coalition Yewwi Askan Wi kon dañ lay invité mais nag yëgal nañ ne nag képp ku bokk ci Yewwi Askan Wi nekk ci Fass Colobane Gueule Tapée invité nañ la mais keroog bi mu amee samedi fii li fi nekk ëpp na 2000 personnes xeet bu nekk ñëw na mais Khalifa Ababacar Sall gisuñu ko dégguñu ko ñi àndoon nag moom ci Yewwi Askan Wi gisuñu ci kenn. grand cheikh dégg nañ leen ngeen doon waxtaan ak Yewwi Askan Wi léegi ñu ngi leen di dégg ngeen di wax ak Pape Diop lan moo waral bàyyi Yewwi Askan Wi dem ci président Pape Diop. waaw relation boobu su fekkente ne ci gis-gis gaaw na trop mais bu fekkente ne toog nga ak Pape Diop ak Cheikh Oumar yàgg na ndax dañu am bi ñu defee investir Cheikh Oumar samedi dimanche 1h mooy la may delluwaat buum ca boy ga rek Cheikh Oumar ku am kóllëre la ku gore la bi mu demee ba nga xam ne dafa war a toog ak président Pape Diop dafa ma woon ne ma grand foo nekk ma ne ko maa ngi fas mu ne préparé damay dem ci Pape Diop defaat délégation boobu mu defoon ñu dem seeti ci Khalifa Ababacar Sall délégation boobu la def ñu dem seeti ci Pape Diop bu fekkente ne boo amul njàngat rek da nga yàgg mais biñ toogee ak Pape Diop dañ ne Cheikh Oumar ñëwoon nga fi 2 ans indi programme teg ko ci sama kanam ma xool programme bi xoolaat ko may la soo àndee ak man soo ànd ak man programme bi nga am mooy programme bi gën ci Fass Colobane Gueule Tapée loolu dugg na ci nopp Cheikh Oumar mais loolu dugg na suñu nopp loolu rëy na ci Cheikh Oumar mais rëy na ci ñun kan mooy Pape Diop un homme d'état koo xam ne kii li Ndongo Lo di wax naan su wax ji bëree ju moom waaye jëf ju bëri fu jëf bëree rek xamal ne Pape Diop la li mu liggéey ci Fass Colobane Gueule Tapée non seulement que juddoo fi yaroo fi te yàlla joxoon na ko wërsëg woo xam ne bi tey su ko neexoon tey mu tànn fu ko neex ci 19 communes yi dëkk fa mais dafa tànn Fass Colobane Gueule Tapée kooku cër bu rëy la ci Fass Colobane Gueule Tapée nekk fi président Assemblée nationale nekk fi président Sénat nekk fi maire Dakar créé fi loo xam ne li ëpp na presque 2000 emplois tey emploi yooyu tey ñooñu ay kilifa lañu ak seen i jabar ak seen i doom ba ñu toogee ak moom mu ne lii moom mbégte la ci moom lu kontaan na lu neex na ci moom tegaat ñu ci nañu pare naa pour ànd ak yéen Fass Colobane Gueule Tapée mais non seulement que ci département Dakar nañu nag liste bii nag teg naa ko seen loxo mandat bi naa ko teg seen loxo loolu nga xam ne moom lañ doon yaakaaroon ne mën nañ ko am ci coalition Yewwi Askan Wi loolu mënuñu ko ci am te nag yaakaar naa ne nag Fass Colobane Gueule Tapée nag ku bëgg a nekk maire Fass Colobane Gueule Tapée nga am mag mu toll ni Pape Diop am nijaay ju mel ni Pape Diop liggéey Fass Colobane Gueule Tapée mooy la maa ngi sa kanam dinaa la jàppale sama wërsëg jàppale la sama xam-xam woo sama njëmu jàpp loolu xel dal na te loolu Pape Diop fas yéene na ko defal Cheikh Oumar waaye nag su ko defee nag ñun du ñu yem ak Pape Diop foofu ndax nag Pape Diop dafa soxla mairie Dakar liggéey ci Dakar loo xam ne kenn liggéeyu ko fii tey boo gisee poste de santé yi ku feebar boo doxee boo fayee 500 dugg ci poste de santé yàlla ak Pape Diop la dañu ñëwoon acte 2 bi bu mu ñëwee en 96 ñu indi comité commune d'arrondissement yi mais commune d'arrondissement yi amuñu woon local dañ doon jël ay kër di ko luye Pape Diop moo ñëw jël suuf jox leen ñu tabax ko local yooyu tey maire yi ñoo ko moom kooku mooy liggéey Pape Diop kon kooku nag tey su fekkente ne dafa ànd ak Cheikh Oumar ànd ak ñun suñu yéene suñu xalaat suñu njaboot danañ woo képp ku ñu am pour mu jàpp ci pour mairie Dakar bi ñu fexe Pape Diop ñëwaat fi nag te la mu fi defoon ba léegi nag moo fi am la mu fi defoon Dakar ba léegi moo fi am pavage bi ngay dégg projet Pape Diop la woon te Pape Diop ni mu ko initié woon pour defar ko moom dafa pare woon pour jënd ay machine indi ko fi mais ñi fi ñëw bi ñu ñëwee dañoo dem indi ay burkinabé ñoom ñoo ñëw installé mais Pape Diop dafa doon indi ji ay machine indi ko fi installé ko fi Pape Diop tey bu nit ñi xamee secours tabaski ba muy génn ci commune yi yàlla ak Pape Diop la mais nag depuis Maodo Diop ba léegi secours tabaski mosu fee jóg mais ci Pape Diop la nit ñi xamee ndekete maire yi dinañ dimbale ay ñi nga xamee dañoo néew doole ci tabaski kon kooku su ànd ak rakkam ànd ak jarbaatam ànd ak sëriñam muy Cheikh Oumar Sy mu ne ko dama la bëgg sama wet ñun kooku dañ koy rafetlu. waaw xam nga élection yi tàng na candidat yi bëri na je crois que candidat yi amoon en 2014 moo ëppoon fuuf par rapport ak li ma jot a dégg ci ay candidats yi
mais Fass Colobane Gueule Tapée dañu yàgg ay élection dafay yàgg te population Fass Colobane Gueule Tapée ñoo bokk ndey bokk bàyyi ndax Fass Colobane Gueule Tapée dafa am nag ay réalités yu fi am ndax Colobane pencam lébu la mais Gueule Tapée pencam lébu la mais Fass quartier traditionnel la penc moo gis na dafa am lu ñu ko moo ñaale yar dafay am teggin dafay am loolu nag fu mu am nag foofu jàmm rek moom moo fay am coow li ngay dégg nii ñëpp ni ñun ñëpp dem rek Ousmane Ndoye Cheikh Diallo maa ngi wax ak moom mu jox ma Ousmane Ndoye ma waxtaan ak moom mooy wane ne fii yaakaar naa ne jàmm rek moo fi am mais nag avec Cheikh Omar je crois bien que le moral est bon mais nag nañu bàyyi xel que ne Fass Colobane Gueule Tapée c'est la première fois ci histoire du Sénégal Fass Colobane Gueule Tapée tànn seen doom tànn nañ seen bopp ne kii lañ bëgg mu nekk maire képp ku ci mas a nekk depuis 96 ba léegi dañu la ko indi la parti politique mooy nekk ci pouvoir bi indil ñu ko imposer ñu ko ñu nangu ko ba mu des Cheikh Omar Cheikh Omar ay copains d'enfance am ñoo ànd ak moom ay xaritam ay ànd jàmmam ñoo ànd sos lu ñu naan GFC avancé ci xalaat ci dugg ci seen i mag dugg ci kilifa yi waxtaan ak ñoom seen xel dal ñu ne dañuy présenter Cheikh Omar nangu ko ñu ànd ak moom loolu am na ci élection yi loolu nag boo delluwaatee ci li ma la wax ñi nga dégg ñi ñu fi wax ay candidats yi amul kenn koo xam ne kii 2019 woote nga ñaari réunion wala ñetti réunion yaa ngi doon xaar say orientation parti politique mu naan la fii ngay taxawee nii ngay taxawee mais Cheikh Omar xam xaarul loolu su ko doon xaar xam nga lan la kon du créé GFC fu xew amee muy ngénte muy dëj foo demee fekk fa Cheikh Omar mais mbala boo ñëwee ñu ne léegi la fi jógee mais kooku bu fekkante ne candidat yëpp taxaw na ñu ne kenn ku nekk na la yàlla fay mais yàlla dana ko fay ba wis ko loolu il faut ñu nangu ko liggéey na ci politique de waxuma ay réaliser de ndax yoragul appareil pour mën a réaliser dara mais ci wàllu politique Cheikh Omar liggéey na ci lu ko mën a fal ba pare nag toogul nag parce que nag fii dafa am ni ñu naan ay grands électeurs et fii nag dafa am ay porteurs de voix tey boo gisee les présidents ASC yi li ëpp ci commune Fass Colobane Gueule Tapée ñu ngi ci gannaaw Cheikh Omar Gora Faye donc nooy def Gora Faye Gora Faye kilifa la un homme d'état la mais nag mu am koo xam ne kii nag mënuñu koo ñàkk bu ñu tudd muy Adama Soumaré Adama Soumaré moom rek laa gis un conseil municipal ñu fal ko ma en 2009 bu xiinee muy sol yére toile di xaar muy taw muy dugg ci biir kër yi di ubbee canal yi di ubbi ay canal ba 2 heures du matin 3 heures du matin am mouvement nag la cause xam nag élection xam Fass Colobane Gueule Tapée kon tey bu jëlee léppam nekkoon conseil municipal wëlbati ko ànd ak Ousmane Ndoye wëlbati ko dem topp ci gannaaw Cheikh Omar c'est parce que xel day daal di gën a dal loolu ay critères la yoo xam ni bu ñu ci sukkandikoo rek liggéey ci liñ ci war a liggéey rek yàlla mën na fexe comme liñ suñu bëgg-bëgg ñu falaat Cheikh Omar ñu fal Cheikh Omar mais Fass Colobane Gueule Tapée dañu yàgg ay élection dafay yàgg te population Fass Colobane Gueule Tapée ñoo bokk ndey bokk bàyyi ndax Fass Colobane Gueule Tapée dafa am nag ay réalités yu fi am ndax Colobane pencam lébu la mais Gueule Tapée pencam lébu la mais Fass quartier traditionnel la penc moo gis na dafa am lu ñu ko moo ñaale yar dafay am teggin dafay am loolu nag fu mu am nag foofu jàmm rek moom moo fay am coow li ngay dégg nii ñëpp ni ñun ñëpp dem rek Ousmane Ndoye Cheikh Diallo maa ngi wax ak moom mu jox ma Ousmane Ndoye ma waxtaan ak moom mooy wane ne fii yaakaar naa ne jàmm rek moo fi am. fi may sama kàddu gu mujj rek mooy fa ma commencé woon rek sant leen di leen gërëm Cheikh Diop ak Assane Ba mi nga xam ne yéen ñaar ñëpp samay rakk ngeen te Cheikh wax naa ci yow loo xam ne lii foo fekk foo nekkul yow baax rek a nekk ci yow jikkoy ilimaan nga yore gouverneur yàlla nga ci kaw suuf ndax lu baax rek ngay dox. Rawane Info bi nee naa leen kii nga xamee ne tey moom ngeen tuddee Rawane Info bi ñun bokk na ñi ñi yar ba pare bokk na ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo ñu jàngal politique ndax moo nekkoon suñu responsable sous section ci jamonoy Léna Fall Diagne Siga Sey Coulibaly Kader Sabara Racine Ndiaye kon tey di leen sant di leen gërëm waaye nag fii ngeen ñëw nag ngeen xam ne nag pencam Ndakaaru la fii mooy kër ndey ji réew Ndakaaru fii mooy suñu jëwrin nga xam ne mooy jëwrinu képp kuy murit ku nekk Fass di yeewoo Fass te nekk murit góor gi Jaañ mooy suñu jëwrin kooku tam dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla may ko ay fan wu gudd moom njabootam gi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. grand ñu ngi lay sant di la gërëm
ci opportunité bi ñu may vraiment ñu taseeg yow tey waxtaan ak yow nga wax ñu sa dund politique lu bëri kon mbokk internet yi Ravane Info émission bii la leen indiloon tey di leen sant di leen gërëm di leen wax ni leen ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf merci beaucoup